asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu ñëwaat tey ci seen émission tey nag ñu ngi leen di indil li ñuy wax brunch muy xeetu ndekki yooyu noonu tey nag style américain lañ leen di indil donc lii nag dañuy defar ñaari yëf ñaar wala ñett sax laa war a wax dinañ defar pancake pour xale yi dinañ defar aussi scrambled egg loolu mus nañ ko defar dinañ defar aussi patties muy sausage patties maanaam comme breakfast turkey mu nekk comme genre des fois day mel ni comme hot dog wala mu nekk tey dañ koy def sous forme de kii comme hamburger lay mel mais moom moo gën a sew gën a tàcc hamburger d'habitude dañ koy def pour ndekki donc sans plus tarder lii rek moo siy dem nag pour patties yi dinañ soxla pour def ko maanaam mu nekk goût boobu dañuy soxla ndawal man maa ngi fi yore ground turkey muy dend lañ jël ku am yàpp xar wala nag wala ginaar mun nga ko def man turkey moo fi nekk moom laa jël bu ñu wal ñu dinañ soxla aussi suñu épices yi gis nga épices yu exotiques yi ñoom ñooy génn pour lii donc dinañu am fii thym moo nekk nii dinañu am fii origan am fii marjoram am fii kii aussi rosemary muy romarin yor soble yor poobar du moins daal di yor fii aussi kii cloves mu nekk xorompole voilà am fii fenel muy graine de fenouil moom lañ fi amee aussi donc ñu am fii ail bu tooy bi ail en poudre oignon en poudre am fii paprika bu fumé bi laa utiliser tuuti kaani ak sel donc loolu mooy dem ci ndawal li pour li nga xamante ni nag moom mooy dem ci pancake bi damay am farine déjà ñu jël ku nekk farine bu la neex mais man du ma yem ci loolu damay mélanger xale yi comme ça du ma utiliser farine bu bari donc dama ci def farine de coco def ci aussi tuuti poudre protéine donc dama soxla ñu mu am protéine maanaam nga xam ne day leen di gën a téye bu baax dinaa def tamit protéine bi nga xam ni c'est à base de plante ak ñoom ñoo ci nekk ak ay légumes ak yooyu donc ñoom ñoo ci nekk ñu am aussi bii amul protéine yëpp benn amul ci suukar ñu am fii essence vanille ak eau de fleur d'oranger ma mélangé ko am fii aussi levure chimique mu nekk nii daal di am sel muscade am fi sama cannelle ak huile de coco bon dinaa leen damay am lu may def ci biir farine bi ak loo xamante ni dama koy moom laay def ci poêle yi sel eggs muy nen ak aussi suñu sucre léegi ku nekk yow yaay xool lan ngay utiliser man sucre lakanto bi laa jël mais bu brun wam tey moom laay utiliser donc sans plus tarder rek duñ def lu du ànd ak yéen ci waañu bi bismillah voilà gis ngeen fi mu nekk nii li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw mélanger suñu ingrédients yi donc li may def fii mu nekk farine ku nekk yow yaay xool quantité bi nga bëgg nga utiliser ko pour xool ñaata kii nga mun a defar pancake man mun naa defar léegi-léegi lu bari daal di koy congeler après mais tey jii damay xool rek fan la may yóbbu donc ma daal di siy def suñu kii levure chimique bi ak aussi sel bi gis nga su ma defee nii daal di koy mélanger léegi daal di ñëw gratter sama muscade def ko ci mélanger ko bu baax donc ñu def ci muscade bu leen fàttali ba leen waxoon ci muscade donc dañuy def lu yem rek voilà je pense que c'est bon léegi ma daal di jël sama farine de coco bi maa ngi ci def lu mat kaaru kuddu non kaaru kap laa bëgg a wax kaaru kopp daal laa ci def donc daal di jël tuuti aussi ci protéine bi def ko ki nga xam ne amul protéine wala farine de coco mun na yem kese ci farine kese mais d'habitude man damay def lii wala léeg-léeg sax ma daal di leen defal boo xam ne c'est fait à base de farine de coco kese mais comme xale yi namm nañ dëggantaan pancake moo tax ma ne naa leen defaral lii dëggantaan bi après wàññi yokk ci samay bagage daal donc ñu def ci beneen protéine bi aussi moom du bari tuuti rek laa ciy def donc dafay yokk
consistance yëf yi mi ngi nii ma def si tuuti rek gis nga donc ñoom vitamines yi ñu soxla yëpp a ngi fii parce que c'est fait à base de plantes ak ay kii aussi yenn légumes yi ñu def ko ci tamit parce que des fois mun nga dem protéines yi ngay am mu am ay par exemple ay collagène te xamoo collagène bi fan la originaire quoi ndax ci nag la walla ci kii yàpp mbaam donc pour ki nga xam ne du ko jëfandikoo du ko mun a jël boo jëlee plante bi nag moom moo gën a wóor daal. xaaral ma def kii bi aussi cannelle waaw cannelle bi moom dinaa ko def ba ñoom ñu koy sentir bu baax voilà gis nga jeex na tàkk. léegi ma def sama benn puits ci digg bi bu la neexee mun nga jël beneen récipient nga toj ci sa mélanger ci yu tooy yi da ngay def rek comme base par exemple soo doon defar gâteau tey jii ni ngay def moom laa jël nii def ko même base bi la rek booy xool. léegi man ñaari nen kese laa ciy def ki nga xam ni bëggul nen mun na ko omettre. ma jël aussi tuuti huile de coco lu mot ci ñaari kuddu ma daal di koy seeyil kuddu yu ndaw laa bëgg a wax ma daal di koy seeyil donc dama ko ciy def. ki nga xam ne utiliser wul huile de coco maanaam huile de kii diw kese la bëgg a def walla beurre même chose la tamit ñaari kuddu rek nga ciy def soo bëggulee def diw ci boppam mun nga ko omettre tamit. donc ñu daal di ñëw def meew ku nekk meew bi nga am bu fekkee meew de kii la comme par exemple nga ne meew bi nga xam ne amul lactose mun nga ko utiliser lait de coco lait d'amande yow yaay xool rek Gloria bu la ci neex man Gloria sa laa doon wër tey jii mais aw ma woon Gloria gisuma fi dara lu des gars yi def nañ ma ko. léegi ma jël sucre suñu substitut de sucre bi ñett rek baax na lii man c'est optionnel ci sama kër parce que li may indil mooy xale yi bu ñuy utiliser sirop du ñu utiliser lu bari des fois mun nañ jël comme bu ñu dee dem jàng ji yàkkamti au lieu de il faut ñu def ko ak sirop ak yooyu noonu déedéet dañuy mun a jël pancake bi noonu kese daal di dem sans pour autant xalaat ndax saful suukar walla amul benn goût gis nga mu ngi nii. léegi ma daal di jël sama essence vanille ak eau de fleur d'oranger ma def gis nga ku mu neex nga utiliser fouet mu gën a gaaw buñ ko defee nii après dañ koy lii pare. voilà gis ngeen defar naa sama mélange ba pare te li ma leen bëggoon wax tamit mooy ki nga xam ni dafay kii gluten tamit bëggul utiliser farine bu weex mun nga utiliser dugub par exemple dugub dina la xaw a dimbali am na gluten sax mais dina la xaw low carb la quoi dina la xaw a dimbali tuuti. gis ngeen consistance bi nu mu mel nii gis nga bu fekkoon ne defuma ci farine de coco bi damay def mu gën a xaw a dang tuuti rek mais comme dama koy bàyyi mu reposer le temps may defar kii bi ndawal geek affaire yooyu noonu mélanger épices yi donc moom dina am temps reposer wu tuuti nga xam ne day dang parce que jàpp leen farine de coco lu mu gën a toog di gën a absorber liquide donc boo ko defaree ba pare bàyyi ko lu mat ay 10 minutes yooyu au moins mu reposer wu nga xam ni soo ñëwee di ko mu développer affaire yi mu war a développer yépp nga xam ni flavor yi muy goût yeeg yooyu da siy dugg épices essence yi ñu si def ak yooyu yépp dina dugg nga xam ni boo demee commencer rek dina ko togg normal. donc mu ngi nii dañ koy bàyyi nga xam ni bu ñu leen wanaatee mooy suñ koy dem commencer pour lakk ko incha allah donc ñu daal di ñëw jublu ci ndawal gi incha allah. voilà gis ngeen dañuy ñëw dem ci ndawal gi léegi nag bala ñuy def loolu dañuy commencer ñëw ci suñu épices yi pour wal leen ba ñu mokk. donc maa ngi fi amee marjoram amee fi fennel seed amee fi aussi thym rosemary thym bi mu ngi nii. moom dafa am tuuti sésame ci biir parce que sama beneen thym bi gisuma ko anyway daal di am fii comme li ñu waxoon sànq rek xorom-polle ak poobar donc yépp dama koy dugal ci machine bi tàmm ngeen ko gis fii laay walee poobar mu walal ma bagage yi yëpp ba def ko poudre après ma daal di koy def nag léegi ci ndawal gi ci boppam ci kii bi dend bi. épices yi ci gën a am solo yi nga xamante ni moom munu see ñàkk yeneen yëpp bu la neexee nga bañ ko ci def mooy kii bi xorom polle bi ak thym bi ñaar yooyu ñoom dañu impératif ci yëf yi
parce que moom moo koy jox goût bu xaw a mante boobu muy am noonu généralement. voilà gis ngeen suñu épices yaa ngi nii moom gis nga boo ko walee ba pare xaaral ma def ko fii sax comme ça ngeen gis leen nu muy mel. voilà gis nga buñ ko walee ba pare nii lay mel xaaral ma wan leen gis nga nu mu kiyee nu muy mel nii gis nga. voilà léegi nag moom la ñuy jël nag daal di def ci ndawal gi gis nga bismillah ñu def rek ba mu xaw a saf ma daal di jël sama restant épice muy ail en poudre oignon en poudre paprika kaani ak laaj bu tooy beeg poobar bi. voilà ñu def suñu sel daal di def suñu mélange d'épices bi ñu def ci lu yem rek gis nga léegi nag ñu daal di mélanger yépp. gis nga des fois su fekkee ni xam nga ni da nga koy defar mun nga ko defar veille bi bàyyi ko mu fanaan parce que moom aussi foog mu xaw a mariner wu tuuti donc lu mu si gën a toog rek gën a neex. gis nga après damay changer dugg jël sama loxo bu ko defee ma mun ko mélanger bu baax a baax te gëm naa ni dinaa si def restant wu épices yi parce que da koy neexal rek. gis ngeen toujours gis ngeen yépp mélangé wu na léegi da nga koy bàyyi nii rek donc dañ koy bàyyi nii mu toog le temps ñuy defar suñu pancake yi. bu fekkee defaroo pancake nga bàyyi ko donc lu mu gën a toog rek gën a neex après boo paree daal di koy defar mais man dama koy bàyyi ba ma defar pancake yi ba pare nga xam ni day am temps reposer et tout après ma door a ñëw commencer nag di former pâtes yi door a defar comme burger yi daal maanaam nañ ko tuddee noonu pour l'instant. voilà gis ngeen léegi teg nañu suñu poêle bi bismillah dañuy daal di def beurre kii huile de coco wala beurre wala diw juste pour affaire yi bañ a coller rek. gis nga baara bi nu mu mel muy xóoyal bi daal gis nga dafay xaw a oyof nii man je trouve que sax gën na oyof tuuti mais nañ ko essayer bu fekkee ni gis naa ni affaire yi nanguwul toog benn place dama siy dolliwaat tuuti donc mu ngi nii gis nga léegi ñu daal di commencer damay def nag yu yem ku nekk yow yaay xool rek ni nga bëgg mu doy. bismillah gis nga lii mun nga ko defar à l'avance xam nga defar ko ba mu baax nga daal di jël yépp lakk ko def tout après daal di koy denc ci sa frigidaire su fekkee quantité bu bari nga def nga denc ko ci sa congélateur léegi bu ko defee nga def ko ay portion léeg-léeg matinée bi dina xataay goo xam ne doo mun a yeewu di defar affaire yii nii te xale yi dañ koy bëgg daf lay dimbali surtout bu fekkee dañuy jàngi ñu ngi bëgg a naajeek yooyu dañuy jël rek affaire yi maanaam pancake yi rek génnee rek daal di def ci seen yore ko def seen sac di ko lekkaale ci yoon bi donc mu ngi nii ñu daal di bàyyi. léegi secret bi mooy doo ko laal doo def dara pour tourner ko da ngay xaar ba mu def ay bulles nii ci kaw walla rebord yi bu baax après nag mooy heure tourner ko jot na sinon soo ko teelee tourner léppay tas après gis nga comme bii nu muy def nii mooy wane ni léegi ëlbateem jot parce que moom moo féetewoo fi chaleur bi nekk carrément nga def ko nag feu moyen boo gisee ni mu ngi tàng bu baax dafa gaaw a tàng nga daal di koy wàññi complètement def ko feu doux léegi nga jàpp ni comme toujours comme boo doon defar crêpe wala lenn yu njëkk yi moom te mu bañ a jag comme ni nga ko bëggee mais après au fur et à mesure ngay dem ngay nànd par exemple sa poêle bi nu mu tëddee noonu quoi bismillah gis nga doo fa nekk di yokko koki da ngay dugal kii bi rek chinoir la xaw ma man spatule laa yore subhanallah rek tourner gis nga rak tak nga jóge fi. waa gis ngeen sausage yaa ngi nii mooy suñu ndawal gi ñu mariné woon gis nga ma def ko ay boulettes nii nga gis nii pour mu nga xamante ni dinaa ko mun a tàppal avant ma koy def ci grill bi donc damay daal di ñëw balaa may def loolu yépp ma daal di diw tuuti soit beurre wala huile d'olive pas huile d'olive wala diw bu la neex man huile de coco laa nekk di utiliser nii comme ci suba ba tey moom laa nekk di def ma continuer ko léegi nag li ñuy def mooy damay jël gis nga comme bu may defar burger rek hamburger ma daal di koy tàppal
ku nekk yow yaay xool naka nga bëgg mu doy léegi da nga koy tàpp ba mu fin carrément gis nga su ma ko tàccalee ba mu mel ni feuille ma daal di jël teg bismillah ñu fexe pour mu bañ a togg ñu bañ ko overcook daal bu dul loolu dafay daal di wow ci suñu loxo donc du amati jus du am dootul neexati like dina neex mais dafay nekk ndawal bu amul benn kii benn jus daal day wow lool ci côté wow lay féete gis nga bu sewee dafay gaaw a ñor ba nga xamante ne xet bi nag moom macha allah voilà gis ngeen suñu œuf brouillé mu ngi nii li ñuy def nag mooy dañu jël nen après def ci tuuti meew def ci aussi tuuti kii kaani ma daal di siy def suñu assaisonnement bi bu ngeen fàttali ko beneen bële defuma ci woon assaisonnement dama bàyyi ba booru fin bi ma def ko tey damaa def yëpp di espérer que ni ak kii bi griddle bi nu mu ubbeekoo nii dina ma dimbali ba nga xam ne dinaa mun a defar yëpp sans pour autant nen bi wow ak yooyu donc damay jël rek bati soxlawul muy four wala lenn c'est juste pour mélanger affaire yi. li ngeen gis nii nag ay kii la turkey bacon mooy bacon yi lardon de dinde yi dama ko gis ci frigidaire bi rek ma ne xaaral ma def ko ci benn yoon ndax affaire bi nag daal di mat carrément gis nga defuma ci dara dama ko dagg léegi daal di koy teg nii rek ci griddle bi même diw defuma ko ci juste pour mu xaw a tàng mais aussi mu xaw a croustillant tuuti rek gis nga ñii lañ koy def bu ñu paree nag daal di sauté suñu ay soble yooyu ci el bi bu ko defee xam nga sénégalais moom foog mu am soble bu ko defee nag suñu brunch bi daal di daanaka pare. voilà gis ngeen comme li ma leen waxoon sànq damay defaral xale yi milkshake léegi nag sans plus tarder bi may defar bu vanille la ak bu chocolat ak bu strawberry voilà mooy bu fraise donc li may def mooy dama am fii sirop boo xam ne strawberry la léegi moom laay jël daal di jël aussi lait daal di ciy def ku nekk lait bi nga am bi ma am ni amul sucre léegi ma jël tuuti sirop ci kii bi bu fraise su la neexee nga jël fraise réelle nga def ko ci biir tamit donc muy fraise yu kii yi fresh yi nga def ko donc ma daal di def nii léegi nag tëj daal di pulser donc gis nga nii rek lañ koy def dañuy pulser après ñëw xellil leen ko parce que moom dafay daal di dang ci côté dang daal lay féete incha allah crème glace lañ ciy def donc essence bu vanille laa jël utiliser ko bismillah gis nga ni muy dangee nii loolu nga soxla voilà donc ñu daal di continuer defar beneen bi nga xamante ni bu chocolat la donc même chose la dañuy def suñu meew bi wala crème bi ku am glaçon da ngay def glaçon man yoru kii bugguma def glaçon ndax affaire bi kii bi ice cream bi dafa sedd quoi muy crème glace bi donc léegi bii bu chocolat la ma jël chocolat yéen rek yéenay xool ni ngeen buggee mu saf chocolat ma desal tuuti pour loo xam ne après dama koy def ci kawam noonu pour décoration. voilà dama leen bëgg a wax ni gis ngeen chocolat bi moom maa ngi def ci kawam sauce caramel gis ngeen vanille bi aussi strawberries bi tamit maa ngi def ci kawam sauce caramel aussi ku nekk yow yaay xool bu fekkee chocolat nga bëgg a def mun nga def mais sauce caramel rek laaj. voilà gis nga léegi dañuy defar suñu café bi mu nekk café au lait kese lay doon gis nga donc ñu def café léegi ma daal di jëloon meew bi. donc gis nga ñu def ko ba nga xam ni dafa am mousse kii defar nag affaire bi moom sëñ bi la ci kër gi man damay jàng kese voilà mu nekk café au lait rek après def ci mousse bi mu mel ni nag da nga defar lu garaaw fekk mooy loolu moom daal am na nu mu koy defaree ba nga xam ne mun na ci def ay design tollooguma foofu nag
ba su ma jàngalee ba ma mokkal daal ma ñëw indil leen ko incha allah. waaw kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen brunch bi ngi woon nii nag tey nag ndekki bi maa ngi koy may famille Fall famille Dieng famille Niang yëpp maanaam ñu koy jox Papa Dieng bi nekk ci Castor moom jox nañ ko ko ak soxnaam aussi sama chéri ko ñu ngi ko koy joxaale ko aussi sama doom yi nga xam ne ñoom ñoo ma ko doon laaj boobu ba tey donc di leen wax ni bu leen fàtte di abonné ci chaîne bi mais aussi di partager vidéo yi di aimer ñu ngi gis seen commentaires yi di ko apprécier bu baax ak seeni suggestion di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah